Abdou Karim Sissoko, un jeune engagé, un jeune dynamique, nekk soldaaru Abdou Karim Sall maire Mbao. À l'âge de 22 ans la commencé social mu tàmbale ko ci école yi ci don de sang soldaaru Abdou Karim Sall bii mu organisé benn caravane de distribution d'oignons maanaam séddale soble ci gox yi mu tàmbale ko nag ci Kër Mbaye Fall dal jàmm fi mu fekkee baax. loolu ci politique bi nekk ci waaye ginnaaw yàlla ak yonent bi bu ñu nekkee tey jàppale monsieur le ministre ginnaaw yàlla ak Abdou Karim Sall ak Abdou Karim Sissoko mii moo tax tey ñu wëññeeku parce que yàgg nañ ci politique bi nag waaye moo ñu ko ji moom xale la waaye lu ñu yëngu rek taxaw na ca moo ñu wëññi ba ñu wëññeeku ànd ak moom ñu jàpp nag ginnaaw topp nag ci ginnaaw ministre taxawu ko te booba wooteeguñu ba ñu woote ba jël kii bi nii nag ñoo ngi taxaw bu baax a baax nag fi mu ne nii di ko jàppale ndax nag moom mii moo ñu ko jaral moom Abdou Karim Sissoko moo ñu wëññi ñoo ngi ci ministre bi nag ñoo ngi seen ginnaaw yéen ñëpp topp ci. bu baax a baax Abdou Karim Sissoko li mu def tey di si am contentement bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla jigéen ñi toog fii seen kàddu laay waxee ñoom ñëpp kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax a baax rafetlu li ngeen def di ñaan yàlla bu déwénee yàlla na mën lu ëpp lii di commencé ci sant bi monsieur le maire ministre Abdou Karim Sall mi nga xam ne moom moo tax ñu xamante ak Cheikh Diaw mi nga xam ne moom moo nekk suñu diggante di ñu boole ñuy dox ci yu baax yi ñu ngi rafetlu bu baax di kontaan di ñaan yàlla lii mu fi indi tey yàlla na ko yàlla may lu ko ëpp yàlla jëmale suñu commune bi ci kanam fi ñu bëgg mu jëm fa yàlla nañ si am lu gën a sut suñu njort wax dëgg yàlla kontaan nañ ñi ngi doog a am maire kontaan nañ ci seen taxawaay. macha allah askan bi ñi ngi doog a yëg ne maire am na ñu ngi koy doog a xam ba depuis ñu ñëwee fii 92 lañ tuxu si fii Kër Mbaye Fall mais depuis comme Abdou Karim toogee fii fu ma génn dañ naan ma ñu ngi doog a xam ne am nañu maire ba démb am na benn femme boo xam ne dafa ñëw ba si man mu ne ma sama borom kër xam nga lu ma wax ma ne mu ne ma aide yi ku ci amul sax na nga sant yàlla parce que lii ñu ngi koy doog a dégg ba fi maire dalee am ba tey ñu ngi doog a dégg dafa am maire bu bëgg a joxe ay aide kon loolu sant yàlla la yàlla na yokku nag yàlla na yan bi oyof tooy si kawam yàlla na ko yàlla téewal boppam te téeñal ko boppam Abdou Karim nag Abdou Karim Sissoko du ma doy di wax ci moom macha allah Abdou Karim jeune bu am engagement la ku bëgg commune bi la ku jàppale jigéen ñi la surtout man daf ma bëgg daf ma respecté daf ma fonk macha allah. caravane bi jël yoonu Kër Mbaye Fall extension mu fekki tamit foofu ay militants. li nii wax dëgg yàlla moom mënoon naa ñàkk sax du tee man maa ngi Abdou Karim Sall di ko jàppale Abdou Karim lu moom man ci koñ bi maa ngi ci di ko jàppale man wax dëgg yàlla moom laa bëgg sama xol te moom laay jàppale man Karim mi nee naa ko donte 2 personnes la am wala 5 personnes maa ngi sa ginnaaw topp sa ginnaaw di daw di liggéey àndal di liggéey Abdou Karim rek ba fu mu yem neex loolu laa bëgg bu soobee yàlla yal na yàlla jàppale da koñ bi fii yëpp maa fi nekk gisoo nit ñi ñu ngi nii ñoo pare benn egseegun fii day fees del mbootaay lañ yor dañuy liggéey man jàppale naa fi ku ne waaye Abdou Karim Sall li ma gisagu ci Karim mi gisagu moo ci keneen kon nag maa ngi si ginnaaw wax dëgg yàlla di ko jàppale di jàppale Karim bu baax damaa tëddoon bàyyi politique Karim moom mu dugalaat ci politique ma takkuwaat ba dëgg fa see ñëw jàppale ko te bu soobee yàlla naa ko jàppale moom mii ba lu ma mën naa ko def lu ma mën naa ko pour jàppale ko. kaddu yëpp nekk benn militants yi seedi kii di soldaaru Abdou Karim Sall ku social la. tey nag dañoo am kontaante bu rëy boo xam ne am na commencement mais amul fin ci ñëw Abdou Karim Sissoko fii ci toolu Diaz ñëw seet si suñu groupement femmes yi te dañ naan du guléet Abdou Karim Sissoko mil nañ lii ci moom sax ñaari fan ñett fan Abdou Karim Sissoko yëkkati teraangaam ñëw dégg nga bëgg Abdou Karim Sall nag ba mu jeex tàkk Abdou Karim Sissoko léppam Abdou Karim Sall la lu mu am Abdou Karim Sall la loo wax mu ne Abdou Karim Sall boolewul dara ki wax nag fu jigéen ñi nekk fu ñu mënti nekk di leen nañ leen fa fekk boole li mu am ak li mu amul ñëw joxe ko loo wax nag moom loo wax ci ngërëm ak sant mu ne delloo leen ko Abdou Karim Sall suñu ministre maire boobu nga xam ne yàqu ci dara taxawal ñun ñëpp bëgg ñu ñun ñëpp ñu ànd ak moom di liggéey mu gore tabe nag waaw lii nag moom bu baax sax bu baax a baax wax dëgg fa yàlla ndegam bala mu koo nekk lañ ko doon sentir surtout ba léegi nii mairie baa ngi nii fees del fan yi yëpp wax dëgg fa yàlla teraangaam mu koy joxe baax na yiw na tabe na te alalam du ko boole kenn yéwén na waaw ñun nag particulièrement man damay sant Abdou Karim Sissoko di ko gërëm di ko sant ne ko man bu ma mënee siggi toolu Diaz moom la moo ma fekk sama ruq ñëw jël si ma ne ma nañ àndandoo liggéey ak Abdou Karim Sall te yàqu ci dara boobu ba tey nag ma jàpp su ma nee nii mu ne ma Xadi jàppal dina baax jàppal boobu ba tey ñu ngi koy gërëm di ko sant. fii sama kër laa ñëw
ndax bi ma ànd ak Abdou Karim Sall pour liggéey ak moom bi ma taxawalee mouvement Abdou Karim Sall maire Mbao muy suñu yitte la première personne bi njëkk a taxaw sama wet jàppale ma mooy Ibrahima Ndoye te ñu ngi xamante ci action jëm ci daara yi ma amoon yéene jël ay denrées alimentaires yóbbu ko ci daara yi alxuraan yi moom moo ma contacté woo ma ne ma maa ngi ñëw mu ñëw bàyyi léppam toute une journée 2 jours man ak moom ñu wër commune bi di yóbbu ci taalibe yi depuis loolu nag ñuy ànd di liggéey bu rafet fu ne dugg nañ ko fa mu ngi nii du guddi du amul guddi amul bëccëg otom bi tey bu dee ba tas man maa ko tas waaw ndax man maa ko tas te tas bi ci activité Abdou Karim Sall la fu ne dugg nañ sa man ak moom donc ma doon porté boobu témoignage envers moom muy sa femme mu ngi nii taxaw aussi nekk sama xarit wa dëgg yàlla donc Ndoye merci beaucoup lii yaa ko moom du ma def lii ba pare di la jéggi man war naa ko indi teg ko ci sa loxo au nom du ministre maire Abdou Karim Sall merci beaucoup. sama xarit la sama frère la sama doomu ndey la on partage tout d'abord pour commencer chers confrères dama leen di nuyu di leen sargal di rafetlu liggéey bu am solo bi ngeen di def ngir fësal lu baax ak ngir dàq loo xam ne ayib la jëm ci askan bi ngeen dëkk ko yaakaar naa bu ma tuddee Sada tudd organe de presse DTS tudd naa ñëpp donc dañ leen di féliciter di leen remercier di leen encourager s'agissant maintenant lii ñu boole tey Abdou Karim Sall je le dis en haute et intelligible voix te lu ma gëm la lu askanu commune Mbao mën a seede responsable politique yi gravité autour de monsieur le maire Abdou Karim Sall il y a pas plus pragmatique il y a pas plus généreux que Abdou Karim Sissoko xam lu tax ma koy wax parce que bu fekkee nit ki tu es dépourvu de tout moyen lii man li ma leer mooy Abdou Karim wax naa ko kenn tey ci suba nee naa ko ak moo jekko mu jël ko yóbbu ko dimbali ko moom ak njabootam grand loolu mooy générosité li nga xam ne xaj na ci yow nga gedd ko dem jox ko nit ñi te dama ne la parmi ñi gravité autour d'Abdou Karim Sall ñi ma ci xam il est le plus généreux ou bien fait partie des plus généreux lii nag ñun bettuñu ci moom ñun fii au niveau de Rue 10 Darou Salam Tool Diaz tax bi mbas mi ñëwee dal suñu kaw retenez bien moo nekk le seul responsable politique bu def plus d'une trentaine de grandes mosquées def plus d'une trentaine de daara bu nekk boo nekk yóbbu nañ fa kit boo xam ne am na valeur u 100 000 francs li may wax ni je le dis devant témoin ça il l'a fait te jugul ci loolu man bi ma gën a neex ci moom am na jumaa joo xam ne mi ngi jéggi péage musuñu am ndox adduction eau à la SDE moom moo ko fa def te xam naa bëri na ñu koy accompagner ñoo xam ne xamuñu loolu Abdou Karim Sissoko ci bénévolat di ko def ak désintéressement c'est-à-dire c'est une valeur sûre boo xam ni monsieur le ministre naam njortu naa ni xam na valeur Abdou Karim Sissoko ku jar a jàppale ku jar a dooleel ku jar a gunge ngi nii parce que koo xam ne nii lu mu am delloo ko ci askan bi Abdou Karim loo leen yëgul bàyyiwul ñi nga xam ne ni seen loxo dafa jotuñu seen gannaaw du benn yoon du ñaari yoon yéena ma nuitamment ñu dox tànku jàmm dem wuti lu ñu dimbalee ñooñu ndax peut-être bu ñu deful loolu du ñu teg cin bëri na ci ñoo xam ne feebar nañu ba lot ba seen mbokk amatuñu woon yaakaar ci moom du ma bàyyi ñu dem boru Wakaam clinique bi fa nekk mu jël koo xam ne nii greffe fu cœur wala am problème mu cœur te lii may wax xam naa ñii ànd ak ñoom ñu bëri xamuñu loolu ci nit ki en tout cas Abdou Karim Sissoko lii mooy sa manin lii mooy sa yoonu tool lii nga xam riidis koo fi tudd Abdou Karim Sissoko xam na ko te boo ne ko ci loo ko xamee danaan la def lu baax te yàlla tax di ñaan yàlla ni dara tëwul ci shahru ramadan bii nga xam ne daanaka jeex na lépp loo mën ren yàlla na la yàlla mënal lu ko ëpp déwén sa mouvement bi tamit bi nga taxawoon te jigadiwul monsieur le maire nag parce que moo fi njëkk a taxawal mouvement Abdou Karim Sall maire de Mbao sunu yitte donc mbir boo ko jëlee def ko yitte ba yàlla saafara tawat boobu yaakaar naa jigadi woo ko donc lépp loo bëgg ci sa mouvement bi ak sa collaborateur yi nga àndal
du ma ci fàtte mon ami et frère Baro du ma ci fàtte sa doomu ndey Khadim Thioune ak aussi tamit journaliste de valeur yii Ngor Sène ak journaliste de valeur yii nga àndal ñoom Grand Thiam fàttewuma leen mais dans la main incha allahu rabbi en termes de solidarité en termes d'appui aux couches les plus vulnérables soyez-vous-en sûr et certain que ni vous avez un partenaire boo xam ni il peut soulever des montagnes yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko te xam ni tout sera au bénéfice de la population. lii nag bettuñu ci moom waaye lenn rek laay rafetlu diggante ma kii Abdou Sissoko Karim Sissoko moom rek laay rafetlu ndax nag seen taxawaay rafet na ci biir Ridis surtout yal na yàlla saxal ànd bi lii nag bettuñu ci tonton Ndoye lu moom indil nañu ko Ridis bu sañoon Ridis mel ni palais amul fenn fu ko ñor fu dul fii mu dëkk fii a ko ñor ñu leen di ñaanal nag yal na yàlla lafal cat kontaan nañu ci teraanga gi. loolee la ko Abdou Karim Sall approché en 2019 Abdou Karim Sissoko kaddu Abdou Karim Sall doy ko mu jàppale ko mu milité wu ci APR. Zac Mbao fii ñu seet si waa Kër Aaway donc ñu bokk ci ñi nga xamante ne carrément que dès le début lañu engagé jàppale Abdou Karim Sall def seen lancement bu mag fii donc publiquement ñu taxaw ne ñoom dañuy booloo jàppale Abdou Karim Sall ndax mu nekk maire Mbao. Seck présidente Kër Aaway ñu ngi kontaan bu baax a baax si monsieur le ministre ñu ngi bég ci moom vraiment réccuwuñu liñ ko votelee réccuwuñu liñ ko joxee suñu carte ndax wax dëgg yàlla suñu Mbao gi ñun moom lañ ci yaakaar suñu feebar yi ñu am suñu gox moom moo yor comprimé bi ko war a faj wax dëgg yàlla kontaan nañu torop vraiment lii ku ne xam nga ne soble bi soxla nañ ko ci événement bi vraiment ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi koy ñaanal yàlla yan bi oyof ci moom torop ba projet bi yëpp mu mottali ko ci jàmm di gërëm Abdou Karim Sissoko vraiment ku baax la ku ñu jàppale la ñun Aaway bu ñu ñemee xuus dugg ci politique bi ginnaaw yàlla moom moo tax mu ngi ñuy woo mu ngi ñuy soutenir mu ngi ñuy xool di ñu toppatoo vraiment ku baax la di jël alalam di ko def ci ñun te mënoon na ko ci bañ a fekk mais loolu yëpp bëgg ministre moo ko waral ñu koy ñaanal moom tamit yàlla defal ko jàmm may bàyyee kàddu gi sunu coordonnatrice vraiment kontaan nañu. ba ñu ñëwee waxtaan ak moom di ko ne ñun dañoo bëgg a changer mu ne ñu nag am na un candidat koo xamante ni li ngeen bëgg profil macha allah ba mu demee wax ak moom ñu profité jour bi ñuy lancé suñu GIE ñuy wane suñu lancement jàppale monsieur le ministre Abdou Karim Sall ba nga xamante ni changement bi ñu bëgg bés bu jëlee mairie bi dinañ ci mën a bénéficier wu. yàlla def ñu ànd ak moom di yëkkanteendoo di dugg ci gox yi def changement lépp li nga xamante ni jour ji mooy jour élection yàlla def ñu am ndam te avant loolu ñun dañoo gis ne li muy def ci jeunes yi monsieur le ministre mu ngi woon ci élèves yi étudiants yi mu ngi ci hôpital yi mu ngi ci mosquée yi mu ngi ci église yi kon nag bu ñu yàlla suturaale ñu am nit ku mel noonu duñu xaar mu ñëw ci ñun ñooy dem ci moom yàlla boole nag Abdou Karim ñu koy sant bu baax di ko gërëm parce que mënoon na ne ñun ay jeunes rek lañ mais deful loolu dafa xam vision bi ñu am xam ne ñun dañoo bëgg changer mu jàppale ñu si fekk ñu ci boobu ba léegi nag loxoom jugul ci ñun ñu ko ci ziar di ñaanal nag monsieur le ministre maire li mu bëgg moo ko xam yàlla nag suñu borom suturaal ba mottali ko ndax gis nañ récemment kii Xaadim publier kii mu matériel yi muy defar école yi ñu ak yeneen ñun daal dañ ko naan macha allah yàlla na ko yàlla bàyyeek sagoom ak dooleem ak kàntanam ba lépp lu mu bëgg pour Mbao et environ mu mën koo mottali ci barke Nabi Moustapha. moom Abdou Karim Sissoko lancé benn mouvement duppeeku Abdou Karim Sall maire de Mbao mooy suñu yitte. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp donc li may faral di wax rek saa su nekk parce que tamit nit amul lu dul moroomu nitam te yàlla dafa ñu xiir ñuy politique di ànd ak monsieur le ministre maire Abdou Karim Sall muy suñu kilifa. muy suñu idole ñu fekk ko ci lii moo tax ñu am idéologie bii nit ñi nag fekk si bi ñu leen fekk si buñ mënoon def de plus dañ koy def ndax koo xamante ne bàyyi na yitteem yëpp moom boppam boo ko woowee mu bàyyi yitteem wuy si la et bu fekkee ni taxawaayu pour jàppale Abdou Karim Sall ñu taxaw si te mosuñu koo gis dañ koy dégg rek ñun tamit sunu ngor maa ngi ñëw si. et ñuy toog di leen seetaan il faut que ñuy def geste def benn acte boo xamante ni wan leen ni leen carrément que li c'est symbolique wan leen ni leen carrément que ah dëgg yàlla ki ngeen di jàppale ki ñuy jàppale ñun
mu ngi leen di bàyyi xel looloo tax ñu déplacé wu fekk leen seen biir koñ yi seen biir kër yi nañ ko daan defee bu ñu leen soxlaa dem foofu bañ la war a jox aussi dañ leen fekk foofu jox leen moo waral ñu déplacé wu dem. alhamdulilah rabbil alamin dama koy faral wax di wax rek lii parce que tamit nous bu ñu engagé wu di jàppale Abdou Karim Sall engagement bi dafa am lu ci xawoon laxas tuuti muy lan muy mbaaw dafa waroon changé te Abdou Karim Sall était la seule et l'unique personne boo xamante ne moo taxawoon pour mun a fu ñu bëgg mbaaw dem fa moom mu eggale ñu ko fa ndax ci bépp anam parce que dama ko làmbax ci ñaar làmb ko ci yàlla daj ko mooy nit bu am diine la làmb ko ci nite daj ko ndax nite na ndax man xam naa ci dara ñun ñëpp ku ci am naqar bu ñëwul daar après dina taal otom ñëw kon kooku nit bu nite la ba ci kii gën a suufe laa la wax de ci ñuy ànd ak moom ku ci am naqar dina taxaw kooku nit ku nite la donc ñun tamit booy ànd ak nit aussi da ngay préserver wala sa image bul ànd ak ku yàq sa image te Abdou Karim Sall yàqu suñu image dafa defar suñu image moo tax ñu engagé wu jàppale ko créé benn mouvement tuddee ko Abdou Karim Sall maire de Mbao mooy suñu yitte avant élection yi ndax bu ñu waxee commune day laal lépp commune c'est politique mais d'une manière générale intérêt général la képp ku dëkk ci biir commune bi rek dañ ko war a impliqué wu ndax le maire il gère une population léegi nag moom yàlla def na musul population bi saa yu ñu jooyee Abdou Karim Sall il est là il est présent ñu taxaw nag créer mouvement bi dem ci nit ñi def ay activités sociales ndax nit ñi léegi lekk kese naxatu béy da nga leen woo ci acte yoo xamante dañ ciy gis seen bopp gën ñu mën la fekk ci li ngay def ñu engagé wu boobu ba léegi di ci liggéey ci ba yàlla def mouvement bi porté ses fruits ba Abdou Karim Sall nekk maire de Mbao mais nekk na maire de Mbao liggéey bi duñ ci taxaw dañ koy gunge gën ko jàppale parce que xam nañ yéen bi diis na te attentes yi rëy na ñun tamit suñu part ci beneen anam bi ñu fas yéene booloo doon benn jàppale ko taxaw ko ba attente bi population bi am ci moom incha allah moom mun ko monter. mu décroché ay militants un peu partout ci commune Mbao lii di guléet Abdou Karim Sissoko di amal ay action si gox-goxaan jàppale na fi 36 daara si période Covid bi. comme li ñuy faral wax di wax rek jël mën na reen neex su baxee xeeñ déjà commune bi foo dugg nit ñaa ngi kontaan nit ñaa ngi bég nit ñaa ngi koy sentir nit ñaa ngi sentir que commune bi am na maire moment bii fi mu ko bëgg a yóbbu wala ñun ñëpp ànd ak moom fi ñu ko bëgg a yóbbu du lenn du dul apaiser conditions de vie yu difficile population de Mbao fexe ba Mbao nekk benn métropole équilibre bu ñu nee métropole équilibre mooy lépp loo soxlati am ko Mbao muy hôpital muy école yu baax emploi à l'interne te moom avant muy nekk maire commencé na boo duggee ci forêt bi jeune bi ci xëy yëpp muy man mii di wax ak yéen aussi un produit de Abdou Karim Sall xëy bi ma am ministère ba moom moo tax ma am ko bëri na samay morom Abdou Boro ngi nii taxaw Xaarim Cuuna ngi nii Góor Seen a ngi nii y a tellement de personnes yoo xamante ne tey bu ñu amee xëy Abdou Karim Sall moo tax ñu am ko les femmes aussi wallahi la azim le ministre li mu financé ci femme commune na Mbao billahi wallahi ëpp na 100 millions di ko def bénévolat di leen jàppale kon kooku koo joxagul dara lu mu am bokk kooku yow waroo xaar sax mu lay laaj ba nga koy jox mais attente bi énorme na te incha allah bu neexee yàlla Mbao dinañ xam ne ñu ngi soog a am. mu séddale leen ay bac ak ay eau de javel Abdou Karim Sissoko recensé fii 67 groupements de femmes mu fexe ba 17 yi am këyit. pour les femmes moom man je suis du côté des femmes parce que femmes yi fii ku pousse rek ku ñu pousse mu jàll rek femmes yi la pousse ba dëgg yàlla lu mu mun si jàppale dañ ciy taxaw maintenant nag pour nga dimbali femmes yi aussi parce que tamit li ñuy faral di wax rek booy jël ci sa poche di def amaana geste bu baax la mais fam leen war a yóbbu aussi dina xaw a des maintenant nag bu ñu xoolee ni Sénégal tey état bi aide yu muy dégager ONG yi aide yu muy dégager dañ koy maye mais dafay laaj këyit man j'ai eu idée bi nekk femmes yi dañu fexe ñu am këyitu GIE peut-être que amuñu information wala boog mënuñu faa dem je me suis déplacé dem ba APEX laajte les renseignements wax ma këyitu GIE ni ñu koy defaree pour ñu am ko léegi femmes yi groupement yi bu ñu amee GIE ba nag pare nga utal leen ay formation à l'interne ba ñu am ko ONG yi état bi c'est facile que ñu financer leen ndax yooyu xaalis ñu leen di jox day am traçabilité te papier bi moo koy wane mooy firndeel ne xaalis bi kat GIE tel lañ ko jox loolu moo tax
man d'abord sama premier combat mooy fexe ba femmes yi am kayit GIE. deuxième bi mooy ñu am lu ñu mën bu ñu amee lu ñu mën après nga uti fond ñoom ñu mën a liggéey à l'interne parce que natt di fàcce soxla liggéey di fàcce soxla moo ko gën te femmes yi ñu ngi natt di fàcce seen ki soxla idée boobu nag moo nekk sama bopp te dans l'avenir incha allah bu neexee yàlla li ñu nar a créer war ko taxawal muy lu bees gunge Abdou Karim Sall jàppale ko ci population de Mbao du lenn lu dul jàppale famille benn jàppale bu am boo am te ne à long terme ko lay nekk. caravane bi juróom waxtu la sillonné commune de Mbao Abdou Karim Cissokho ànd ak ay doomu ndeyam ñu mel ni ñoom Abdou Barou ñoom Khadim Thiam ak Ngor Sène ñu gunge ko ci geste bu rafet bi. bi nag mooy moo bi nga xamante ne dafa ma gën a soxal ndax Abdou Karim Cissokho waaw mais Abdou Karim Cissokho dafa am ñu koy conseil dafa am ñu koy teg ci axe dafa am ñu ko ubbil ñu ko yaatal ñu ko ne fii ngay teg sa tànk parce que ndaw la te ñun matuñu. mais nag alhamdulilah je me suis yàlla def na ma am entourage boo xamante ni samay morom lañ samay jeune maanaam ñoo ma xaw a mag tuuti comme tey ku ci mel ni Baro seen kër laa yaroo ñu bëri xamuñu ko seen kër laa ma fekk ko ci Abdou Karim Sall mu ne ma toogeel nii taxaweel nii di ma woo ba démb ci guddi man ak moom ba une heure di matee këram ñu ngi toog ñu ngi waxtaan ci lii Xaadim Cuun as tamit mu ngi nim lu ma munti yëkkati lu ma mun Xaadim il m'appelle man moom des fois daf may wax ñu tàngal mais damay xam ni dafa am lu ma bëggal tey bàyyi na yiteem yëpp am na ay nit Zac Mbao di leen a bàyyi ñëw taal oto bi ñëw ànd ak man toute la journée kon Xaadim amu ci mais ñëpp bu ñu ko defee dañoo bokk benn affaire mi Abdou Karim Sall ñun ñëpp tey ay élément Abdou Karim Sall Ngor Sène a ngi nii tamit di sama frère di sama xarit di dem ci guddi xëy mujjee wax téléphone on se parle dañuy waxtaan lu mu mën a yëkkati ba ci action daara yeeg jumaay il est là présent à mes côtés di la jàpp di ko def ak foi di ko def ak kii bëgg-bëgg mon ami est là muy Thiam kilifa la yor entreprise am dëkk fii démb 7 heures du matin la tëdd tey 11 heures yeewu na pour ñëw jàpp pour ñëw ànd ak man def lii kon ñii aw ma seen fay li ma leen di wax rek mooy dans l'ensemble ku ci nekk baro bi am na ay activité am incha allah bu neex yàlla après dañ ko yëkkati dañ ciy jàpp Xaadim Cuun tamit mu ngi ni Zac Mbao am fa taxawaay bu baax a baax bu am solo parce que élection yi dem nañ ci terrain bi te dégg nañ gis nañ mu ngi moom tamit ngóoru seen ngi tamit koñom boo fa demee porte à porte yi foo dugg ñëw na ngóor kon alhamdulilah rabbil alamin ñu bokk jikko nag ñu ñëkki niroo jikko ñooy mën a ànd moo tax man awma seen fay dama leen di ñaanal yàlla instant dégg yàlla na yàlla saxal suñu ànd bi seytaane ba ñu dugg suñu diggante yàlla suñu mbëbët suñu yéene bi ñu am ci côté Abdou Karim Sall am ko ci mairie bi yàlla mottali ko di gërëm aussi yéen seen taxawaay Modou DTS Modou affaire yi lañ xamante mais c'est un ami damay ñëw ne ko Modou capturé ma lii nga kii ma nga doon ko da koy def instant yow tamit parce que maa ngi lay gërëm ba ma wootee siège ba teewoon nga fa ñëw nga yaa ngi ma koy wax du ma fàtte aussi Sada Anne tam ñun tamit dañoo parce que Sada Anne nit la boo xamante ne carrément aussi man combat bi mu mënee ci commune bi c'est très bien il est courageux il était courageux di attaquer loo xamante ne du yoon mu ci taxaw di ci wax te ñëpp a xam ne lii du yoon mu taxaw wax ci bu tey bokk na ci li yombal Abdou Karim Sall mu nekk maire ndax fexe na ñu bëri xam maire bi nekk na mi fi nekkee woon mais alhamdulilah di ko encourager c'est un jeune c'est un débutant di ko wax ne ko yoon bi nga jël te nga teg tànk foofu la accéléré yàlla baax na du ma fàtte aussi Ismaïla mi nga xamante ne moom sama dëkkandoo la nekk sama xarit tey aussi dafa bàyyi léppam yeewu ñëw ànd ak man ñu yóbbu affaire yi daal man daal loolu laa amoon ci lu may wax di leen gërëm di leen sant. ay jeunes yu actif di def une politique de développement de proximité di wéyal nag séddale bi si takkusaan bi ndax militants yi ñoo ko nekkaloon démb si naaj bi.